mbégte ak kontaan bu mag maa ngi ak monsieur Mbaye Ngaraf ku ñëpp xam ci Guédiawaye vraiment mu nekk ci Alliance Sauver le Sénégal monsieur Mbaye maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay fay Koundoul di nuyu mbokku internet yi di nuyu surtout waa Guédiawaye info ak waa Guédiawaye gépp. monsieur Mbaye dafa ñuy dégg problème bu nekk ci littoral bi ñuy wax ba proximité lañ ci Guédiawaye lan mooy sa position. waaw dama bëggoon préciser que ni littoral li ci xew bokk la li xew fii Guédiawaye parce que xam nga littoral dafa nekk un terme benn baat bu ñuy jëfandikoo surtout ci wàllu géographie waaye dafay renvoyer à un périmètre limité dans l'espace man dañ naan ci wàllu marée haute suñu sànnee fii diggante tant de mètres mooy littoral doon na baax techniciens sénégalais yi dimbali ci sénégalais yi ñu xam littoral fan la commencé fan la jeexee waaye man sama xam-xam bu gàtt fi mu ci yem mooy 100 mètres la ñu wax su marée haute bi sànnee vague yi ba noppi te tey fii ci Guédiawaye man gisuma ci fenn foo xam ni am na ay construction yu nekk ci littoral bi parce que bu ñu fàttaliku ni tali bi fi jaar muy la VDN jóge Ndakaaru dem ba Tivaouane Peulh presque fi mu ci Guédiawaye gépp diggante tali bi ak géej gi mat na gàtt 150 mètres te dëkkuwaay yi gën a jege tali bi mat na gàtt 250 mètres kon tey fii ci Guédiawaye amul benn construction amul benn dëkkuwaay amul benn aménagement boo xam ni digganteem ak géej gi néew ba romb 300 mètres jàpp 250 mètres kon jàpp naa ni Guédiawaye wax dëgg yàlla gisuma fi fenn foo xam ni littoral bi agressé nañ ko littoral bi ñuy wax mooy fi nekk ay corniche ouest nekk ay Mamelles et autres ma d'accord comme Sénégalais yëpp que ni foofu kenn war ko agressé parce que li ñëpp bokk ñëpp ko war a jëfandikoo ñëpp ca war a yem waaye ñenn war ñu ko ngar dajoo par contre le problème bi Guédiawaye am te muy indi quelquefois confusion kaay di ko jaay littoral mooy lan la bande des filaos te cette bande des filaos man dama tam gis boo xam ne jàpp naa ni man ak ñi ëpp ci Guédiawaye d'accord nañ ci ndax gis nga dëgg du romb ay nopp te nit tamit su fekkee da ngay analyser objectivement Guédiawaye li fi nekk ci suuf des fi as néew mooy li nekk ci li ñuy wax la bande des filaos ab dëkk nag bu fekkee nit ñi dañuy yokk mu am une poussée démographique très forte il faut l'accepter te dëkk ba élastique bañ mën koo taawi la mën a xel mën a nangu tam des fa sës fa mooy ñu xam ne kat il nous faut aménager li fa dese as ñëw te dans la mesure où li fa dese as ñëw moom mooy littoral mooy bande des filaos bi il faut nit ñi d'accord dañ ko war a aménager lañ daa xeex mooy lan état bi daf ñu ko daa aaye ba pare di ko jël di ko jox ñeneen loolu moo tax tey ji nga dégg yéen doomu Guédiawaye di kaas naan d'accord ñu jox ñoom diw jox corporation sanga man personnellement honnêtement ça ne me gêne pas sax ñu jox ay magistrats mbaa ñu jox ñeneen xam nga gêné wu ma parce que fii ci Guédiawaye dama fay gis cité enseignant dégg naa fi cité SONES gis naa fi Sofraco gis naa fi comité militaire gis naa fi cité douane gis naa fi cité SONES gis naa fi trésor gis naa fi urbanisme kon wax dëgg yàlla mënu ma gêné dégg naa fi cité enseignant sax kon mënu ma gêné aussi ma d'accord ñoo ñëpp nekk fi tey ñoo duñu d'accord magistrat yi nekk fi amoo ci problème par contre li ñu naqarlu te d'accorduñ ci tey mooy di jël di jox ñëpp te Guédiawaye soxla te mënut a am. mais ñu problème bi xam nga seen doomu Guédiawaye loolu la ñu wax. te Guédiawaye am na ñaari soxla yu am benn bi dafa nekk ay projets yoo xam ni Guédiawaye daf ko soxla pour mën a supporter tey jii objectifs yi ñu fixé acte 3 de la décentralisation ndax dafa nekk benn façon doxalin bu bees mu nekk développement boo xam ni léegi maires yi ñoo ko war a porter maires yi nag quoi qu'on puisse dire ñoom la askan bi tànn muy ñuy wax ay conseils municipaux jox leen seen kàddu ñu leen di xalaatal di leen dogalal te léegi maires yi demee na noo xam ni lépp lu ñuy def dañuy toog wax ko ay audience mu ubbeeku public waxtaanee ak nit ñi ba tëgg ay programme soo ko yóbbu ca conseil ba voté ko conseil ba nag bu nit ñi xasee nekk amatul parti politique ña fa nekk mooy ay conseillers municipaux ñëpp dañu faa nekk ngir njariñal Guédiawaye te yaakaar naa loolu moo am Pikine moo am Saint-Louis moo am Tamba moo am Ndar ndax bu ñu la xasee ba takkal ndombay tànk dootoo porter affaire parti man ni may naqarloo ay député di nekk ay député Macky Sall au détriment des députés peuple yi ñu doon xaar ci ñoom noonu lay naqarloo si ay conseils yu nekk ay conseil APR mbaa conseil PDS une fois nga dem conseil municipal
da nga faa nekk ndawal askan waaye nekkatoo conseiller ab parti léegi ci biir loolu maire yu bëree bëri fii dañu am ay projet mais mënuñu ko réaliser parce que tout simplement dañu am problème d'espace le seul espace qui nous reste mooy la bande de filao suñ ko bëggee jege état bi ci kaw au niveau central ni bu leen ko laal te nag boobee état moo koy dagg di jox ñu ko neex wax naa la fi sànq ni jox na sànq rek dégg naa amoon nañu fi ñëwoon muy ministre Oumar Youm que je salue au passage dans le cadre des visites de chantier xaw ma affaire BRT jox nañ fi BRT bi 10 hectares may leeral nag foofu ndax dafa am ñu gaaw ci ni ba waxee BRT rek ñu ne ñoom diw dañoo contre BRT yaakaar naa ni BRT am na solo goo xam ne jën yi ñu jàkkaarloo jëriñ na ci géej gi sax boo leen waxee BRT ñoo nangu nañ ko BRT amal na njëriñ boo xam ni bu ñu laajee suñu kër yi njëkk jox leen ko ñun waaye dama jàpp ne suñu mën a jox BRT 10 hectares mën a jox may Seraay 4 hectares mën a jox maa ngi dégg ay Demba Ka xam nga 9 hectares fii ci Malika mën a jox ay Paate ay Moussa ku nekk xam nga ñaata hectares te ñooñee lañ leen jox defuñu ko leen lu dul dagat ko ay parcelles ko di ko jaay doomu Géejawaay mu cher ci ñoom jàpp naa war nañu mën a nangu nag état war naa mën a nangu kon mettre fin à cette discrimination négative à l'encontre de population de Géejawaay muy lan projet yi xam nga dañ ko am war fa amal fii kër Serigne Touba war fa amal université islamique Cheikh Oumar Foutiyou Tall war fa amal ay parcs artisanaux te loolu naa ci def benn arrêt tuuti est-ce que xam ngeen Koundoul depuis 2016 ñi nekkoon ay mécaniciens yore ay garage ñi nekkoon ay teinturier ñi nekkoon ay sculpteur mu ngi daa jet ñi nekkoon ay ouvrier yu bëree bëri rek ay forgeron et autres te seen atelier nekkoon ci mbedd yi depuis 2016 am na ci ñoo xam ne ñi ngi en chômage parce que tout simplement dafa am ay travaux état bi yoo xam ne moom moo jaar seen atelier ñu toxal leen demal ñu nekkoon booru Canada ñu nekkoon booru Souleymane Baal ñu nekkoon booru Amo 4 Amo 5 Amo 6 ñi nekkoon côté marché bu bees ñi nekkoon fii ci Baguenaar yi ak ñu bëree bëri ñoo xam ni seen atelier tey dañu koo tuxal dañu leen faa jëlee parce que tout simplement ay travaux état moo fa jaar depuis 2016 laa la wax la mairie de Guédiawaye diggoon leen recasement ci ay parcs artisanaux yoo xam ne am nañ projet bi waaye dañu am problème mu suuf ñu ko defar depuis 2016 ñooñu tey ñu ngi en chômage borom kër nag boo tëjee fa muy liggéeyee depuis ñeenti at bu fekkee demul yalwaani daa gore rek waaye toroxal nga ko la ca gën a garaaw mooy du ñoom rek ñoo yëg coono semence technique boobu seeni njaboot sonn nañu parce que seeni baay yi daa joxe dépense amatuñ dépense ndax fañ doon liggéey état da koo tëj ndax dafa jaarale ay chantier am leen lu ci gën a yokk lu ci yokk lu garaaw mu leen xale yi nekkoon seen place yi dafa jàng métier tey xale yooyu nekkoon ay déperdition scolaire maanaam ay xale yu doon jàng école tey jàngatuñu ndax seen jàng yàqu na atelier mécanicien yi mbaa soudeur yi récupérer leen di leen jàngal métier yooyu xale tey ñu ngi nekk ay enfants de la rue te man mënu ma koo muñ te bari na waa Guédiawaye ñu ko mënut a muñ parce que mënuñu d'accord état du Sénégal au niveau national mu lancé un programme tuddee ko programme de retrait des enfants de la rue et que ici à Guédiawaye muy développer ay pratiques yoo xam ni dafay envoyer des enfants dans la rue loolu mu nekk lu ñu naqari loolu donc projet yu bari maire yi am nañ ko bëgg ko def mënuñu ko def ndax amuñu espace xoolal tey marché bu bees nga xam ni moo nekkoon la principale source de revenu de Wakhinane Nimzatt dañ ko perdre au détriment de la commune de Djiddah Thiaroye Kaw ñu nekk ay républicain nangu dogalu yoon mais tey Wakhinane Nimzatt am nañu financement mais amuñu fu ñu def marché parce que amuñu espace parc artisanal yi amu fu ñu ko def rax ki dolli aussi am na beneen besoin boo xam ne ça mooy ay équipement collectif yu nekk pour ñëpp mais man damaa jàpp ni bu fekkee ni Guédiawaye dafa am 200 000 habitants bokk la tey bu demee am 500 000 habitants le besoin foncier dafay yokku te encore une fois nit bu nekkee kër baayam dem ba nekk mag war a samp kër dafa jaar mu am kër ci fu mu dëkk te dans la mesure où population bi yokku na te suuf si yokkuwul faaw ñu xool nan la ñuy aménager li fi des ndax nag kër yi moom mënuñu koo tabax ci biir géej gi mënuñu koo tabax ci kaw air bi te àdduna ñetti espace moo am espace terre la air mbaa mer am na réew yoo xam ni boo demee Pays-Bas dañuy sax pousse ba ñëw ci géej gi nga def ay kër mais tey kenn ñaanu yàlla loolu Guédiawaye kenn ñaan yàlla loolu Sénégal ñëpp d'accord nañ le littoral dañ ko war a protéger dañ ko war a préserver ñu ngi ci. mais léegi tey yéen en tant que les forces vives Guédiawaye lan mooy seen taxawaay d'après les maam revendication yi nga wax yëpp nag Guédiawaye da koo soxla. waaw suñu taxawaay mooy lan am fulla ak fayda
ba li ñu moom mu tudde ko Guédiawaye d'abord. Cette bande là il nous faut de manière responsable que ni dañ ko war a aménager en prenant en compte deux préoccupations majeures parce que tey di nga fi dégg ñenn ñu naan bande dafa war a jóge parce que bande bi kundul dama bëgg ñu waxante dëgg yéen caméra ngeen yore ngeen dem xool bande des filao bi filao yi ay êtres vivants la ñu muy comme man comme yow comme borom bakkan comme ñeneen rek être vivant dafay juddu màgg màgget dee filao yi ñuy wax ici à Guédiawaye je suis formel amatul filao li fi nekk c'est du bois mort filao yi ñi ngi def les premiers essais vers les années 48 jàpp 50 mais en 1958 fekk na filao yëpp implanté nañ leen ba pare te ñëpp d'accord nañ ni espèce bi ñu essayé woon yëpp biñ ci gënoon a jàpp def ko en 1958 te jàpp ni bii moo gën a baax pour résister sa durée de vie maximale laa wax c'est de 50 ans loolu moom kenn du ko weddi am na ñuy wax 25 ans am na ñuy wax 30 ans mais nañ jàpp ñu wax ñëpp rek ñu gën a kawe dañuy 50 ans la waaw loo xam ne ñu ngi ko fi jëmbatoon en 1948 jàpp 1950 ñenn ñi 1958 bu guddee fan 50 ans la mën a dund tey ñu nekk 2020 yooyu ko deew ñu bu yàgg lii fi am dem leen ngeen xool bu ñu tax wax yi rek dem leen ngeen caméra ngeen yore lii fi am nekkatul filao bois mort la qui profite seulement à deux activités ñenn ñi ay malfaiteurs la ñu leen tuddee da nga fi romb ñu agressé la daw laqatu ci filao yi kan du leen fa fekk ñenn ñi moo ñi fiy def ay dépôt sauvage d'ordures nag bu dee ñu sànni xar bu dee ñu sànni mbalit ñu tuur sànni finalement mbalit gi fa dajaloo di xeeñ benn péri xoñ boo xam ne dañuy sax lor les populations environnantes kon ñun d'accord nañu ni pour permettre aux filao de jouer leur rôle li ñu xaar ci ñoom mooy protéger avance de la mer li ñeen ñi wax encore que ça même là c'est un débat jàpp naa ne war nañ ko mën a allier en quoi faisant ñu restaurer la bande des filao waaye nag fan lañ koy restaurer nañ ko restaurer entre la VDN ak la mer mais surtout que VDN bi ak géej gi mais gàtt moo na 150 mètres loolu mën nañ ko def ba pare satisfaire le besoin d'extension de l'assiette foncière de Guédiawaye ces deux positions mais war nañu mën a concilier je ne sais pas si ma fais comprendre c'est-à-dire war nañu mën satisfaire en même temps ces deux exigences restaurer la bande des filao te ñu d'accord ni lii fi nekkatul filao c'est du bois mort ñu defaraat une nouvelle bande de filao mais fan lañ koy defee nañ ko def ci diggante géej gi ak mer bi d'autant plus que nag waaye géej gi xanaa nag waruñu koo bàyyi nii rek digganteem ak tali bi dara nekk fi ba géej gi xëy songu tali bi parce que bu fekkee dañu ni kat filao yi dafay war a nekk ndax day protéger avance de la contre l'avance de la mer kon que nañ ko def foo xam ne day protéger en même temps aussi VDN bi. mais gisoon nañu ne tey ñu jox hectare yi nga xam ne am nañ fa ay hectare balaa ñoo dindi filao yi dee ñu si jëmbat foofu filao. j'ai pas compris. maanaam ñi nga xam ne fii tey daggal nañ fa ay hectare ñu am fi ci filao yi dee yi nii gisoon na ñoom balaa ñoo def benn affaire war nañoo mën a jëmbat au moins yenn filao ci pegg bi. mais je suis tout à fait d'accord lu tax ma d'accord ni maanaam askanu Guédiawaye ñoo war a fàttaliku ni filao yi fi nekk ay jinne indiwuñu ko fi ay malaak indiwuñu ko fi dañ ko fay jëmbat ay nit ko fi jëmbat mu nekkoon sunu ay papa ñeneen ñi di sunu ay maam ban ñëwee fii mais ñoom ñu fi jëmbat filao yi ak tubaab bi ñu ànd ak ñoom di ko jëmbat te yaakaar naa tey jii la jeunesse de Guédiawaye tey la ñu gën a mën a déterminer wu pour la seen maam defal ñu def ko muy lan buñ fi jëmbatee ay filao dinañ ànd ak service eaux et forêts ànd ceeg projet yi ci war a àndal yëpp ba jëmbat ay filao sàmm ko aar ko suuxat ko ba filao yi nekk fi diggante géej gi ak filao ak VDN bi dana am avantage d'abord protéger la VDN qui est un bien commun appartenant à nous tous tout le Sénégal protéger en même temps aussi kër yi comme li ñuy wax kañ dañu ne ñoom li ñuy wax mooy filao yi dañu ko fa war a bàyyi ndax filao yi dañuy nooy tax géej gi du ñëw kon kat nañu def ci jëmbat diggante géej gi ak tali bi nga xam ne que dinañ sàmmaale tali bi balaa ñu sàmm suñu kër yi loolu it def fi filao yi yàqul dara ak aménager bande des filao bi fi nekkoon ndax encore une fois je suis formel nañu woo technicien bu ñu neex mais man li ma gëm mooy bande des filao bi nekkatul filao parce que filao yi fi nekk atteindre nañ depuis très longtemps seen durée de vie am na lu ñu commencé woon ndaxte dañoo sori def ñu toll nii dañ doon xeex cette discrimination négative maanaam di jël suñu suuf si di ko jox ñeneen bàyyi ñu
tey mu dem ba nit ñi di ci xeex ba solution commencé am ba almer yi nekk suñu ginnaaw xeex ma ko fi indi de Guédiawaye amoon almer dafa am problème espace waaye ba xeex bi takkarnaase état dañoo mujj fekk si bañ dindi fi ay filao def fi almer yi am na lu bëree bëri loo xam ni amu fi woon tey xeex moo ñu ko may na Guédiawaye àndandoo doon benn ñu xool de manière objective ce qu'il faut faire de cette bande des filao te man jàpp naa ni man ak ñu bëree ñoo ci gën a bokk gis-gis du ñàkk na xëy na ay tuuti ñu amul gis-gis mais àdduna moom mel nanu amul unanimité fenn mais xamaan daal li nga xam ne moom lañ ñëpp bëgg te mel na ne xel yëpp daje nañ ci mooy c'est li ñu tuddee bande des filao nekkatul bande des filao il nous faut ñu am une nouvelle bande jëmbat ko nag ci diggante VDN bi encore une fois ak géej gi filao yi ñu ko doon suuxat ba mu toll nii duñu ay jinne duñu ay malaaka ay nit la ñu su ko suñu maam yi mënoon démb tey suñu ndaw ñoo ko war a gën a mën te xam naa ci ñoom engagement boo xam ne taxaw nañ buñ ñëwoon nañu fexe d'ailleurs sax di ngeen ko gis am na ay expérimentation yu commencé am moo am Malibu moom fii ci wax naa ni sax suñu kanam moo am aussi côté Malika boo demee gis ay pépinières yu gars yi commencé defar def fa ay jëmbatu filao dañuy def écocotier pour sàmm ko kon nañu gëm ni la mag ñi mënoon ñun tey ndaw ñoo ko war a gën a mën ak sa rawati nag ñu gën a fete ndaw ma jeexal ci benn kàddu sànq rek dama ko fàttam balaa nga ci muy poser question mooy ni dañ daa ñaxtu li ñu daa jël bande bi ko jox ñeneen waaye depuis un certain temps je dois dire que am na benn projet d'aménagement boo xam ni am na fi bu jël en compte les préoccupations des populations mu jëlaale aussi en compte l'impérieuse nécessité de dresser une barrière végétale pour protéger contre l'avancée de la mer loolu nag ce projet d'aménagement la mi ngi ko prévoir diggante géej gi ak filao yi encore une fois. kaddu gu mujj gi lan ngay tëjee. waaw kaddu gu mujj gi daal mooy bi ci njëkk synthèse la rek mooy leeral ni littoral bi fii ci Guédiawaye ba Malika sax man gisuma ci fan lañ fi agressé encore une fois diggante tali bi ak géej gi rek mat na 150 mètres te diggante tali bi ak kër yi ëpp na 150 mètres kon fii ci Guédiawaye ba Malika kër yi fi gën ci géej gi seen digganteeg géej gi ma gàtt romb na 300 mètres beneen bi ci topp mooy war nañu mën a concilier deux positions yi benn bi mooy lan fexe ba filao yi am fi waaye aussi ñu répondre à la demande pressante d'extension foncière pour permettre à Guédiawaye mu mën a noyyi ndax suñu kër yi mi ngi étouffé permettre aussi Guédiawaye mu mën a réaliser ay projets am ba mën a am ay ressources mën a faire face aux défis de l'artificialisation di woo nag Guédiawaye si ñu bokk ndey bokk bàyyi kon na suñu xeex fu la gën a amoon ba état bi wuy suñu nangu defal ñu fi almer ñu kon ne koo am xam ne aussi soxla nañu almer dëgg la waaye tamit soxla nañu loo xam bu ñu koy dund bu ñuy dund lañ koy jariñoo